waaw mbokki taalibe yi ñu topp ba tey ci plateau yi nga xamante ni Touba Vision mi ngi ko indi tey ñi ngi fi amaat beneen gan muy Serigne Ngom di wax dëgg yàlla borom xam-xam bu ñëpp ràññee Sayer Ngom di borom xam-xam boo xam ni bu ñëpp ràññee la ci ay mbir yu fasantiku yu bëree bëri xam naa dama leen koy bàyyi rek mu nuyoo ba noppi ni Touba Vision moom tey am na gan gu mat gan xam naa bala maa sore dama koy bàyyi mu nuyoo su ko defee ñu gën a ñëw ci mbir yi bu soob yàlla. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu yéen ñi fi toog yéen ñëpp di les techniciens ak yow mii ma tiim tey jii ñu toog bokk jotaay ak ñii nga xam ñu ngi ñuy déglu ak di ñu seetaan di nuyu sénégalais yi ak diaspora bi di nuyu waa Porokhane gépp di ñaan yàlla suñu borom mu dimbali ñu fekke ko déwén ak at yi di ñëw yëpp ak kii di sëriñ Muntaxa ibnu sëriñ Basiru suñu borom guddal fanam wéram cëram yàggal ko fi lool di jaarale nuyoo boobu ci sëriñ Moussa Nawel mi nga xamante ni mooy jëwriñu Daaru Minam di ci fasaale sëriñ Ahmadou Mbàkke mu sëñ Moustapha am sëñ Basiru di suñu sëriñ di suñu jëwriñ di suñu lépp di ci fasaale doomam ju tedd ji di sëriñ Basiru Mbàkke di ziar bokki taalibe yëpp ak jullit ñëpp tey jotaay bi nga présentation bi nga def ma dolli ci benn baat parce que tout à l'heure dama gis nga bind Touba Vision ma xam ne Porokhane dëkku gis-gis la kon li may jëkk a tàmbali mooy Touba ak gis-gis fii lañ ko mën a firndeelee ndax Serigne Touba gis-gisam moom la tàbbal ci doomam ju tedd ji muy Cheikh Mouhamadul Bachir. tey yow ci jamono ji ñu toll bu naan vision ndax jàpp naa ni plan de stratégie yi nga xam ne moo bari ci àdduna bi dëkk yi ku ci nekk vision lay wax tey moo vision boo ko doon tënk nan nga ñu koy tënkalee. gis-gis laay wax ngir bokki taalibe yi gën koo mën a dégg. mooy lan mooy gis-gis. gis-gis ci kaw xalaat mën naa wax ne gis-gisu Serigne Touba rafet na ndax gis-gisam mu sotti ko ci doomam ju tedd ji di Serigne Bassirou kooku mooy borom vision ndax li soxna Jaara doon mébét ci bu doon dund nan ngay mën a toogee tey xoolal jamono jooju boo ci xalaat ci lu gàtt loom da ngay gis-gis sa gis-gis alxuraan bés bi yàlla sax nga jàng ko gis suratul Mariyaam xool bu baax boo ko xoolee aaya bu nekk saar bu nekk nga topp ci xalaat li ko matérialiser mooy jëfi Sëriñ Basiru Mbàkke ndax tey dañuy sant suñu borom ci teewaayu Porokhane dafa am ñaari vision bi ci jëkk mooy Serigne Bassirou jamono jooju ci ndigalu ku tedd ki d'après l'histoire di ñu expliquer waxtaan ci waxtaanu démb boo ko seetloo dañu naan Serigne Touba daf ko yabal mu ñëw féetale ko fi muy Saalum ñu gën a préciser Porokhane bërëbu waajuram bu tedd boobu gis-gis boobu li ko matérialiser mooy Serigne Moustapha Bassirou ndax ci kaw dundam fexe na ba li nga xamante ni moo jóge woon ci ndigalu ku tedd ki ñëpp yaakaar Serigne Bassirou nekk ci liggéey bi ba ñu naan sax tàmbali woon na ay brigade loolu pour barab bi Serigne Moustapha Bassirou moo ko ñëw matérialiser ko tey crise ci àdduna am muy dans le système éducatif. côté boobu dinañ ci ñëw incha allah ci côté éducatif bi mais man fi ma bëgg a taxaw mooy xam nga tey képp koo gis mi ngi wax gis-gis maanaam di wax vision nga xam ni baat la boo xam ni daanaka
ñëpp dañ koy utiliser entreprise dañ koy utiliser daara dañ koy utiliser ak ku ci nekk ak na nga koy tudde mais tey lan la ñuy jàppee maanaam vision bu ñu doon jàpp tey vision daayira bu am vision wala dëkk bu am vision wala entreprise bu am gis-gis yan mbir moo ci war a daje ban mën ni kat lii gis-gis bu baax la lan moo koy tënk. jërëjëf une vision da nga koy mën a matérialiser à long terme ba jamono di jeex Serigne Touba ci moom la vision bi kam tàmbale ndax vision mooy la nga xamante ni ci la reposé wu muy waajuram bu tedd bi di soxna Jaara Buso ci la reposé wu pour mën a am yëg-yëg boo xamante ni dénk na ko doomam ju tedd ji di Serigne Bassirou ñu di ko matérialiser de génération en génération mais moo tax mooy le support bi ñu koy mën a matérialiser dama ci commencé ngaan nga ma déedéet dinañ ci ñëw. mais est-ce que temps boobu dafa am déterminé par exemple est-ce que dafa am dañ ni 1 an lay doon 2 ans wala 20 ans wala temps la boo xam ne dafa ubbeeku rek nan lañ tënk temps bi. ba yemal ba ñuy wal bufte gi ba yemal xiyaamatul akbar la vision de Cheikhul Khadim qui est matérialisée aujourd'hui par ku tedd ki di Serigne Bassirou matérialisé ko par Serigne Moustapha Bassirou. c'est-à-dire su may déggee mooy vision du jeex. non une vision dafa raw fu mu reposé wu boo xamante ni tey jii ni nga ko mën a waxee la soxna Jaara di de génération en génération mooy defar ay nit xam nga il fallait que ma toj ko moo tax ma la woon may ma nga téye ma parce que dama dugg dans le système éducatif nga ne ma non mais loolu mooy mën a expliquer le sens de la vision de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. par exemple suñu duggee ci système éducatif vision bi naka nga koy jëlee. tey jii boo ñëwee Porokhane li ko matérialiser mooy dañ jël ay soxna yoo xamante ni ci ay turu soxna Jaara la de 5 ans ñu jël leen yar di leen jàngal àdduna wax leen lu am solo mais loolu tey boo ko doon jël ci àdduna lan moo gën a rëy yar ci àdduna bi ban problème lañ am nous avons un problème éducatif partout dans le monde système bu nekk gën nañ ko mais nag dafa am ay alternatives yoo xamante ni tey jii Sénégal à la budd fii laa la koy waxee tey ci tey fii nga toog dañuy retourner ñëw ci fii nga xamante ni mooy Porokhane pour ñu mën ko fi jële parce que boo demoon tey dañu naan bërëb école bii école de référence la mais aujourd'hui nit ñi nga xam te ne ay référence lañu ci ay soxna fi ñu ko mën a amee. maanaam école de référence lan mooy critères yi nga xàmmee. mais critères yi ci kaw boo duggee nasaraan nga dugg ci di ko jàng di ko xool mais école de référence mooy dañ lay jàngal njàng moo xamante ni yéen rek am xam-xam yooyu ñoom rek xale yooyu kese ñoo koy am. comme par exemple tey jii bu ñu duggee ci suñu li ñu war a waxtaan mën ak yow ci cadre de référence bi nga ma expliqué c'est important puisque tey da ngay am lu la metti ci saa buy dund ci Sénégal ci système éducatif bi mu doon loo xamante ni Sénégalais yi ci teg seen bët jekk di xëy suba di yóbbu seen doom ñu fay jàngi par force ay enseignants yoo bés bu yàlla sax ñu ngi grève par force da nga gis loo xamante ni ku tedd ki defar na lépp murit yi di la ko wax nga di ko dégg naan Sëñ Tuubaa defar na lépp effectivement mais mënuñu ko matérialiser li ko mënu matérialiser nag mooy le système de Serigne Bassirou Mbacké. lan mooy problème bi nga xam ne mooy tax ba matérialisation boobu mënul am. ma xam très bien lan mooy problème bi. xam nga bu njëkk ba boo koy déglu dans l'histoire ngay déglu les conférenciers mourides bu ñuy waxtaan doo koy dégg dañ na laan sëriñ bi après dafa doon ngodaarante tubaab bi xam nga ngodaarante en quelque sorte vous m'excusez du terme mooy naxante ndax boo jàngee ci yenn téere yi loolu dañ la koy jàngal ngodaarante ak nasaraan bi mais léegi nag mbir mi dafa renversé wu
bu njëkk ba boo ko xoolee li ko dalee ci Serigne Touba ba ci njabootu Serigne Touba ku ñëw seen kanam da nga am seen complexe tu vois mais aujourd'hui da ngay dégg léegi maa ngi dégg benn journaliste ne la dafa man ni nit ñi dañ am complexe nasaraan yi non nasaraan yi waa kër Serigne Touba bu fekkee murid dëgg dañu am ci complexe murid amul complexe c'est de par son comportement et sa dignité et son travail le savoir-faire ça c'est important. xam nga yi nga fi wax ni yëpp tey ay mbir la yoo xam ne laaj na ñu tàggat ci ndaw ñi ci wàllu xam-xam yi nga xam ne tey mooy xam-xamu àdduna yi nga xam ne moom moo ko par exemple yaa ngi wax sànq vision yaa ngi wax système éducatif tey am na ay systèmes yoo xam ne ay systèmes yu bees lu mel ni système 1 4 5 2. système la boo xam ni bu intéressant la ci wàllu éducation. boo jëlee aussi ci wàllu planification am na ay systèmes yeneen yoo xam ne yu génn la lu mel ni Fiverr lu mel ni Del5 ak yeneen yoo xam ne yu bees la est-ce que tey yooyu nit ñi ñu waajal ñun ñi nga xam ne tey ñun ñooy future génération bi est-ce que tey ñu ngi ciy waajal loolu pour man beneen problème la boo xam ni tey bu ñu war a taxaw la. xam nga tey jii damay kontaan ci kaw nga posé ma question boobu question bu fondamentale la parce que ku la xool sa xam ne planificateur yaa ngi planifier bu baax parce que looy wut ci àdduna boo ñëwee Porokhane gis ko fi da nga naan tey wax jooju lu ñu mën a làmb la. lu ñu mën a mata moom laa lay ñëw dama la koy parce que une bonne question merci beaucoup je suis très content que ma dégg la nee naa la lu ci bëri ci yoonu murit vous m'excusez gars yi ñu ciy wax sax mais dañ ko war a matérialiser quelque chose de palpable mais dañu romb ci foo xam te ni ay xëj na wala nga koy wax loo xam te ni du ko téye wala nga aal ji di dugg la ba dootoo mën a expliquer wu tu es limité mais teggin bi toujours mën na la moo koy enveloppé yar bi moo koy dëgëral yax bi comme ni nga ko laajee dafa rafet trop yàlla na yàlla guddal sa fan franchement ba li koy matérialiser mooy Porokhane tey la vision bi ñu nekkoon toujours ci la ñu nekk muy gis-gisu Serigne Bassirou Serigne Moustapha di ko matérialiser ba nañ koy améliorer sëñ Mountakha daf koy améliorer Mbacké Balla yàlla na fi yàgg ba tey l'environnement du mouride aujourd'hui dafa am un changement ça c'est radical day am loolu dafay nekk ndax murit moo toll foo xamante ni tey ci Porokhane secteur d'activité boo nekk war nañ ko mën a changer yokk ko améliorer ko bu doon tey da ngay dugg dans le cadre de l'énergie yoonu murit état la nga soxla ko ak déet mais nekkul état boo xamante ni dafa doon république mais état familial la Mbàkke la yoonu murit sant l'environnement moo waral tey jii murit ya ca nekk nag ci xam-xam yi nga xamante ni moo dëppoo ak jamono ñuy jël référence toujours te ña nga xamante ni ñoo fi jiitu woon nan lañ koy améliorer et c'est important ba tax na ni ko état bii nga xamante ni ñu ngi koy dox ci Sénégal yoonu murit toll fa Serigne Mountakha yàlla na ko yàlla suñu borom guddal fanam wéral cëram mais lépp lu ñuy wut dañ koy am. tey mbir yi su nekkoon sa loxo. on dirait que ça marche plus tey mbir mi su fekkoon dafa nekk sa loxo lan mooy premier pas yi nga xamante ni tey moom ngay njëkk a def. oui tey man ni mbir yi su fekkoon tey da nga ko tegoon sa loxo ci wàllu planification ci wàllu vision yi nga xam ne moom nga war a changer ak ci wàllu développement bi ngay wax yan jéego yow nga xam ne tey mooy jéego yi nga xam ni moom la ñu war a njëkk a def ngir vers le développement boobu nga xam ne tey yaa ngi koy wax ak mooy vision bi nga xam ne mooy vision Serigne Touba bi nga xam ne du mës a jeex. xam nga Serigne Touba dañ koy wax bés bu yàlla sàkk yëg-yëg da ngay fexe ci sa xalaat nga jëm ko matérialiser yëg-yëg da ngay fexe nga jëm ko matérialiser parce que boo demee ba yëg dara gis moo la koy may wala dégg wala loo xam te dafa ñëw ci suñu borom ñu wàcc ci yow loolu moo la ñuy wax yëg-yëg Serigne Touba da ngay toll foo xam te da nga koy yëg sa acte nag moo koy matérialiser
question bi nga posé dafa am solo loolu lu ñuy partagé la une seule personne mënu ko def comme tey par exemple li ñu doon ku tedd ki nga xamante ni ci yar bi ci comportement muy Serigne Mountakha mu sëñ Bassirou Mbacké nga xamante ni espoir bi ñu am ci moom li ci ëpp mooy la vision de Cheikh Mouhamadoul Bachir waa kër Serigne Bassirou car ñoom ñëpp dañoo am yar am vision bu claire parce que ci sëñ Bassirou la jógee. li nga wax lu am solo ndax Serigne Touba bi muy tàmbali lu mu wax lil Moustapha nawaytu maa yujaddidu wallaahi lazim vision teg vision bu am solo. moo tax sëñ dëgg yàlla moo tax boo ko xoolee man dama gëm ne murid bu ne na ko gëm sëñ Mountakha Mbacké bu fi yàggee Sénégal àdduna ku ci nekk di nga yëg sa bopp bànneex ak mbégte. incha allah suñ borom dina ko def ndax jëfam moo rafet. incha allah te comportement bu rafetee jëf rafet àdduna lépp dafa rafet. moo tax tout à l'heure maa ngi koy expliquer entre le mal et le bien nit da nga war di ressentir le bien tous les jours l'inspiration divine bu nekkee ci yow nga xam te ni moo nekk ci waa kër Serigne Touba ñu yaakaar ci leen ci loolu mu yëg-yëg bu yëg suñu borom nga xam te ni yàlla dal ko jagleel nga xam te ni borom bu tedd bii moom lañ wax ne mooy jegeñaale yàlla moo tax ñu tuddee ko jaariyatullaahi aujourd'hui bu ñu demee ba toll foofu ci àdduna Serigne Mountakha dañu am yëg-yëg ne Mbacké Balla bu fi yàggee dinañ am mbég bu fi yàggee lépp dina taaru bu fi yàggee ndax jëfe ma ko wane lu ñaaw dafay taxul yàlla na ko yàlla dogal donc man loolu laa am ci loo xamante ni ci wàllu spiritualité mouridisme ci laa ci développé di la ñaanal ndax bëgguñu durer aussi ci antenne bi mais di xamal ne la vision mouride yàlla na ko suñu borom gën a dëggal ñu matérialiser ko saxal ko dans le cadre du système éducatif la ngeen wax mais dans le cadre de l'énergie et systématiquement ñu jéem a changer programme. non sur tous les plans rek. sur tous les plans parce que tey bu naan vision day lamb lépp ndax Serigne Bassirou moo jëkk def l'aménagement de programme mais dañ ko war a améliorer. J'ai entendu l'État aujourd'hui wax nañ ci et tout cela mais yooyu yëpp baax na mais à la kuliyaalin ça c'est une obligation de fait. incha allah moom yoonu murid nekk na yoon woo xam ni moom bu gaa yi defee ñu def bu gaa yi defoo ñu def. mais loolu si lu yëg la xaaruñu lenn ci l'État. yëg-yëg la vision boobu lu ma gëm la man. waaw lu ma gëm la ndax Serigne Touba dafa am loo xam ni da koo ñaan suñ borom may ko te loolu incha allah du ma sa kii. kontaan naa trop ñu lay sant bu baax a baax ci xam-xam bi ci leeraay bi. merci beaucoup wax dëgg yàlla gis-gis kooku ngay wax te Serigne Touba amoon ko yàlla na ko suñ borom def ci taalibe yëpp yàlla na ko suñ borom saawaan jaay salaam wax dëgg yàlla ñu ngi leen di seet bu baax a baax jërëjëf ko mu gën a yaatu ci àdduna bi yëpp quoi. amiin leen ñaanal yàlla yéen caméraman yi ngeen yëg yokk boobu seen gis-gis gën a yokku ndax da ngeen am responsabilité chaque jour da ngeen war di gën a xereñ ndax attente bi mooy li ngeen woon seen bopp yàlla na ko yàlla gën a yokk merci beaucoup vraiment kontaan naa quoi vraiment jërëjëf. waaw mbokk yi comme ni nga gisee rek muy ay plateau yoo xam ni day continuer di fas yéene ko ànd ak yéen rek bu soobee yàlla ba fajaru incha allah rabbal alamin kon ba tey rek ñu taaxirluwaat ci yeneen jotaay incha allah ak seen télévision Touba Vision.